أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يوردوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح وكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستقر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم ñoo yem foofule fa tabarakallahu ahsan al xaaliqin suñu émission bi nga xamante ni li ñëw ci jamono ak itam jàngoro yi nga xam ni wàcc na ak attitude musulman yi fa tabarakallahu ba tëj nañu ay juma laaj na ñu indi ci leeral ndax nag alquranul karim dafay wax génération yëpp gis nga ci saar moomu le fa tabarakallahu ahsan al xaaliqin yàlla ma ngay wax ni waa aad sànni naa leen nangam sànni naa leen ngelaw gu metti waa Samud sànni naa leen ab yuuxu malaaka yuuxu benn boo xam ne fa tabarakallahu waa Luut nee na sànni naa leen xaasiban illa ala luutin la ma leen sànni waa Luut bokkuñu si ña àndoon ak ñoom najjaynaahum bi saxar ni'matan min indina kazalika najzi man shakar loolu lan lay firndee ñun ñii suñu jamono bii jëluñu leçon ci li nga xamante ni weesu na ku ci nekk am na loo def ba yàlla wàcce tey jii bu yàlla wàccee jàngoro ji c'est parce que ba tey am na lu ñuy def maanaam la ñu waxoon ni nañu bàyyi ñaawteef yi la taqrabu zina waaye feneen sax al fawahisha la wax ma zahara minha wa ma batan même yow bu fekkee bokkoo ci am na kuy def loolu ci sa wet te tere woo ko am na ay ñaawteef yoo xam ne mi ngi ci réew mi kenn terewu ko bu ko defee nag moo tax borom bi subhanahu wa taala wàcce encore lii jàngoro bi ci la bokk Ebola jaar na fi keneen leneen jaar na fi bu ko defee nag kon lan mooy attitude musulman lan fan ngay rawee lan mooy làquwaay bi jëflante li nga xam ne la yàlla santaane nga def ko bàyyi la mu tere ndax kat yàlla dafay am na lu muy seppi ña muy seppi ci musiba bi mooy ñaka ragal wa anjayna allazina amanu wa kanu yuttaqun nous allons sauver ceux ñi nga xam ne gars yi dinañu sauver ñi nga xamante ni gëmoon nañu tey ragal borom subhanahu wa taala gis nga waa Luut ba mu naree jël suuf wëlbati ko dem seen kaw am nañu doon wax naan wa inna fiha luutan nee na Luut mi ngi fi kat naka ngay buggal ñii te yonente yàlla Luut mi ngi ci biir yàlla ni nahnu a'lamu bi man fiha man maa la gën a xam ki fi nekk waaw dinañ ko sowee moom ak njabootam yépp waaw bu ko defee nag ba mu des soxna soosu nga xam ne da daan màkkaroo waaw kon nag yàlla xam na gis nga
boo gisee man la même julli fu ne bu question niveau la am na ko ma laaj léegi ma ne ko question de niveau la tey ji bu ñun ñëpp julli woon sa jumaa ja tamit même bu fa corona aw yeneen jàngoro ji nekkoon même jàngoro ja bu fa nekkee dinañu seppi ñi nga xamante ni gëm nañu ragal nañu borom bi subhanahu wa taala du ca bokk. crise économique bu amee penkook soowu dinañ ci seppi ñi nga xamante ni bokkuñ ci ragal nañu yàlla. moo tax làquwaay bi daal mooy lan nañu ragal borom bi subhanahu wa taala. borom bi wax nga wax ci benn xam nga fii ci benn saar la mais fii ci benn aaya la wa arsalna alayhim tuufaana wal jarada wal qummala wa dafadia wa damma ayaati mufassalatin fastakbaru wa kaanu xawman mujrimin. gis nga successivement borom bi indi na ay xeetu mbugal waaw tuufaan mbëndëm jaraada njéréer ya mbott ya yooyu yëpp ay détails la yoo xam ne mën nañu ci dugg. deret ga nga xam ne daan ndox boo tànk gis deret ba jigéen ñi bu ñuy bëgg togg sax seen ñuulug booba day am deret xam nga loolu mbugal la doo mën a jëfandikoo dara. léegi nag tey ji mooy lii nag te ëllëg donc c'est un avertissement fa ma tuxni nuzur ci ay bi ma jàng léegi nee na avertissement yàlla def na ko gaaña waaye avertissement ma jariñu leen dara. ñu mel ni nag bàyyi ma la yàlla yey nanu man ni bàyyi ma wala ñu raw bàyyi ma ndax meeb bi jàpp jën bii moo jàppaat jën bi topp jàpp na jën bi onze bi jàpp na jën bi ba yéegal jën bi jën yëpp daw bu ñu sànniwaatee rek jën yi ñëwaat lekkaat ko doomu aadama foofu la tollu tey ji mi ngi mel ni bàyyi ma. kon nag nañu làqu ci yàlla borom bi subhanahu wa taala jaamu borom bi li nga xamante ni nag mooy défense interdire jàkka jumaa yi pour ñu bañ a julli loolu war nañ ci am kaddu ndax man ñi ma téléphoné bii du jeex du xaaj wax dëgg yàlla waa julli jumaa ji naka lay demee am na si ñoo xam ne sax dañu ànd xët-xët ay jeunes waaye nag inna allaha la yu'badu an jahlin innama yu'badu an ilmi yàlla kenn ko jaamu ci réer du xët-xët rek déedéet du xët-xët da nga war a jaamu yàlla ci ragal ci xam-xam waaw ndax nag bu fekkente ni c'est avéré que attroupement jumaa ji dafay indi feebar bi maanaam contagion am na te li ci gën a garaaw mooy li ma dégg ci benn spécialiste yow mën nga ànd ak virus bi yaa ma dégg te doo ko xam mën a nekk ci yow 15 doo ko xam te entre temps mën nga ko wàll keneen donte yow xamagoo ko waaw loolu problème la moo tax attroupement yi d'accord naa ci waaye nag nañ ko généraliser nag waaw parce que tata yi day fees dell Dakar dem dikk yi day fees dell nañ ko réguler d'accord naa ci loolu mais nañ ko réguler par exemple lu mel ni Dakar dem dikk mu bañ a am ay jafandu ak yooyu yëpp ku nekk toog mu bañ a nekk mbooloo waaw bu ko defee julli si am na solo waaw darura lay doon borom subhanahu wa taala xol bi lay kii comme ni nga ko ñaawloo ci sa xol ni vraiment bëggumoon ñu tëj ko léegi julli sa kër dagan na bu ku nekk ci yoon bi bu fekkente ni dafa la nar a poñe sax ci ak bor neen la julli jumaa wàcc na la demal julli foofu rawatina na ñun la sa bakken en danger yow sa bakken bii mi ngi ci xott kat boo ca deewee dama ñu la da nga xaru de waaw bu ko defee nag dana maa teg du maa teg bu dugal sa loxo man de loolu laa ci gis fa tabaarakalla jamono bi léegi dafa lëmbaajoo ba kenn xamatul koy jaamu loolu mooy li nga xam ne moom la ñu indi ci wàllu julli mbooloo mi waaw yow boo Seydina Mohamed sax nee na boo lekkee laaj bul dem ca mbooloo ma mais mën nga am mbooloo ci sa kër jiite say soxna say doom. kon Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam wax na ni suñu kër yi bu ñu leen bàyyi ñu mel ni ay bàmmeel bu ko defee nañu animé kon suñu kër yi ci jiite suñu njaboot soxna yi ci ginnaaw xale yeeg tabaarakalla ahsanul xaaliqiin bu ko defee nag kon lii nañu ko jàppee li ma wax rek encore une fois jaamu borom bi subhanahu wa taala te xam ni nag julli dafa am contrainte waaw bu fekkente ni xam nga ni nag fee nga jëm laaj sax boo ko lekkee ba pare nee nañu bul dem ca mbooloo ma parce que mën nga fa loree waaw bu fekkee nag mën nga fa jëlee nag feebar bi kooku bu boobaa nag na nga arrêté waaw bu ko defee kon jàpp naa ni ku ragal yàlla sax bu la feebar bi dalee am na loo ca def am na limite bu mu la wax parce que nag wabaa épidémie bu mu amee si na ma dafa wax ne bu kenn dugg bu kenn génn waaw ci léegi nag xoolal këla jëlee fële
jàngoro ji ñëw dugal ko ci biir réew mi bu ñu appliqué woon loolu problème bi du am kon nag affaire bi du xët-xët nguuru Sénégal nguwaa gouvernement bi ñoom itamit dañu am responsabilité yàlla da leen di laaj bu ñu sàgganee ba feebar bi tas kon lépp lu ñu yaakaar ni ñoom bu ñu ko defee baax na pour feebar bi bañ a tas kon léegi ñu fermer jàkk yi loolu fanatique bu ko déggee danaan xoolal ma lii déedéet ñoom ñoo féetewoo suñu mbir waa nguur gi te ñoom njëkku ñi rek dogal ko dañu gisee ak ay ulama ay borom xam-xam ñoom ñu waxtaan ci léegi tënk loolu te gis naa ñu bari ñu naan dañuy xeex diine ban diine nañu tëjee jàkk yi noonu la ñu tëjee église yi donc attroupement yooyu yëpp dañ ko mujjee tere kon nag fa tabarakallahu man de rafetlu naa man mii di wax ak rafetlu naa lii bu demee nag ba yëf yi tànn nag jàkk wax ñu dañ koy tëj même bu fekkee ne yow tëjoo ko dañ la ko tëjloo mais tëjal parce que nag sa kilif am na ku la yilif moom mooy njiitu réew te yàllaa ko fal d'abord tuutil nguur man tasha yàllaa ko fal mais mi ngi jaara ci sa loxo yow mii tamit yaa ko fal boo ko falul sa junni morom ñoo ko fal maanaam li ëpp ci say morom ñoo ko fal kon bu demee ba xool ni lii baax na ci askan wi baax na ci nangam la ñu am ci moom confiance man foofu laay waxee waaw tabarakallahu te circonstance moo tax nag aussi circonstance moo tax jékki wu ñu jékki-jékki rek du mu leen dem jàkk mosuñu ko wax bu ñu ko waxee illa dafa am sabab dafa am cause bi mooy lii kon nag ñii ñaan yàlla ñu yàlla dolli sutura waaye nag fu may mujjee nag moom mooy gis nga problème karaw googu ñuy wax naan mu ca biir alquran ba boo demee paas nangam da nga ko fa gis boo sangoo lii def nangam man de du ma koo xam ne dafay gaaw a weddi waaye Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam daf nu jàngal dara daf nu wax ni yu mel ni bu amee jàngal ma lii allahumma inni a'udhu bika min al barasi wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam sayyi'il asqam lépp dugg na feebar boo ñëw dugg na ci mooy feebar yi garaaw yi waaw feebar yi ñàng yi comme lim na ngaanaak yooyu yëpp waaye nag feebar mu tënk nag ni feebar bépp feebar boo xam ne ñàng na garaaw na kon boo ko defee doo kenn du la wàll du la dal te doo wàll te kenn du la wàll kon nag lépp mi ngi ci alquran yàlla bàyyiwul dara ci alquran maa faratna fil kitab bi min shay yàlla na jàngoro bi jóge fii ci réew mi waaye jóge ci ñëpp gis nga même suñu ki nga xamante ni noonu l'islam sax yàlla bu ko jàngoro daal xam nga lan la ndax mën na laa wàll waaw kon nag yàlla mu dal kenn ndax ñu ñëpp ay humain lañu ay doomu aadama lañu ay nit lañu au delà de la religion ñun bu leen bokkulee diine sax ay nit lañu waaw bu ko defee nag yéenewuma kenn feebar bi te julli dëgg xolam noonu lay mel noonu la yaatoo ni yàlla yaatoo fa tabarakallahu ndax yàlla xajul ci benn réew xajul ndax wasi'a kursiyu samaawaati la wax waaye xaj na ci xol bu sell yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم